salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora waa tey vidéo bi ñuy def nii dañ koy jagleel ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye waaw parce que dama seetaan émission bi ak yi ma doon xaar vraiment ci moom dama xalaatoon ni bu ñëwee tey dinañu wax décision bu nguur gi jël ci tolluwaayu dëkk bi nga xam c'est catastrophique aussi parce que réew dafa war a am sécurité population bi dafa war a sentir ni sécurité am doy na macha allah waaw parce que dëkk bu fekkente ne ni homme de tenue yi policier boo ko gisee rek da ngaa dem ci police ba woo maa ngi lay dégg ngay wax policier yi fi ñu nekk mais li nga wax yëpp mooy ay mooy côté Almadi yi affaire yu mel noonu te loolu def naa du loolu rek mooy Sénégal parce que fi gën a métti ak côté bi nga xam moo gën a sensible banlieue bi la. te banlieue bi booy set d'abord waroon na policiers yi di fa ñëw di fa dugg tey jii bu fekkoon dañ la doon wax président bi dafay ñëw il faut que ñu renforcer sécurité bi foofu mais loolu moom daf ñu ko mettre à l'aise aussi ñoom en retour daf ñu war a mettre aussi à l'aise ñun tamit dañu war a nekk en sécurité loolu c'est suñu droit la aussi citoyen bu nekk dañ nga war a assurer sa sécurité. Donc dafay nekk yu nga xamante ni pour man maa ngi lay dégg aussi ngay expliquer ci affaire wu jël référence ci bateau le Joola loolu du référence parce que bateau le Joola conséquences yi fi amoon donc yow boo gisee nii nit ñi tey jii nii lañ war a comporter woo da nga war a dóor ci table ji ni leen nii lañ fi teg loi yu bees yi nii la fi nekkee maytuñu nit muy dawal moto sans casque maytuñu nit mu yor moto bu amul plaque maytuñu kuy supporter nit parce que yow yaay mën a jël décision bi yoon may na la ko. Pour assurer sécurité nit ñi bu fekkente ne par exemple policier bi dafa ñëw taxaw gis benn oto boo xamante ni danger la ci circulation bi dañ ko war a arrêter même bu ko présenter ay këyit yu baax war na mën a teg oto bi ni ko doo dem parce que yow nii moom lii nga manqué nga ko parce que oto mooy lan dafa war a nekk ci ay normes pour mën a daw ci tali bi. léegi dafay am yoo xamante ni aussi bu ñu tolloo ci 2019 ba pare ñun di toujours ñu ñuy wax boo déggee Sénégal pays émergent mais ñun dañu war a ànd ak jamono parce que jamono dafa dépassé fii ay siècle yoo xamante ni jamono weesu na fii ñu toll ñun te dañu war a dem kon ñu war a tegaat yu loi bi man loolu laa doon xaar ci yow maanaam par exemple nga ñëw ni ñu loi bi gouvernement bi jël nañu loi yi mayatuñu nit ku def lii mayatuñu nit ku def lii nit ki tali bi ku fay jàllati lii. ku ñu gisati nga tuur mbalit ci tali bi lii ku ñu gisati ngay saw ci tali bi lii ba pare dinañu créer ay matuwaay yoo xamante ni pour éviter lii ak lii ak lii mais pas par exemple un journaliste bu dem def ay recherche te léegi def naa ne sax jaratul muy dem di def parce que boo génnee gis ko ci tali bi mënoo ñëw fekk circulation bu doy waar nga fekk un policier bëgg a régler circulation mënu nekk ak lu mu def ci poche am mënu nekk parce que bu fekkente ne ni Sénégal toll na foo xamante ni GMI 4 GMI 5 GMI ñu gis leen ñuy dox ci banlieue bi dina am lu bari lu muy def ci population bi parce que le fait que ñu wàcc rek di ay GMI am na lu population bi di bàyyi xel loolu pour assurer seen sécurité la ça ne veut pas dire que ni ñoom bu ñuy wàcc rek dañu war a ñëw di dóor nit ñi non réew mi mooy toll foo xamante ni sécurité nit ñi daf koy jar ñu teg GMI yi ñuy dox ci koñ yi dem ci banlieue bi parce que Sénégal du Dakar. Sénégal du banlieue bi ci Sénégal la bokk région yi nga gis nii ci Sénégal la bokk yow par exemple man li ma gis rek mooy le fait que ñu ni Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur rek dafa war a démissionner automatiquement ci mairie bi parce que di cumuler ay fonctions Sénégal réew mu bëgg a dox da ngay dépasser loolu parce que je me dis que ni un maire dafa war a ju fanaan ci dëkkam yeewu xam tawatu dëkkam su ci bëggee saafara mais bëgg a nekk ministre maire ci réew bi ñu toll nii bu fekk yooyu moom moo tax pour ñu dem dafay jafe léegi daf ñu war a jaral yow en personne la waroon jaral nga ni man kat sama réew dénk nañ ma loo xamante ni am na solo am solo boo xam mënuma ci boole leneen kon moi je démissionne en tant que maire gérer sa poste bi ñu xam ni kii taxaw na pour liggéey mais parce que ay base damay am parce que toujours loolu mooy benn intérêt boo xamante ni nit ki mu ngi koy am ci nit ñi te booy xool tey ji par exemple maire bi nga xamante ni moom da ngay démissionner mu toog mën nga nekk en contact ak moom lu manqué ci dëkk bi bu fekkee sa dëkk jaral na la ko nga jàppale ko ci soo ko mënee
mais parce que bu fekkente ne ni toujours dañuy xool benn intérêt nit ki na am base na am li kon dëkk bi day dem ci politique te dafa nekk benn minorité aussi quoi waaw les politiciens. donc réew dafa war a doll foo xamante ni foog ñu gis un vrai patriote nga nekk un vrai patriote sa réew jaral la ko nga xool ni lii may def dama koy def ngir sama réew. parce que tey ji booy seet ngay toog ngay dégg ay Patrick Lumumba di dégg Amilcar Cabral ay Thomas Sankara ñooñu nga xool ni ñii c'est des panafricains aussi quoi ñu bëgg seen dëkk mu jaral leen aussi ñu rey leen ci loo xamante ni doy na war. mais loolu nit koy dund ñu jox la responsabilité war nga sóoraale suba bu ma fi jógee au moins ñu ne lii kat man maa ko fi teg man maa ko fi def parce que ngor googu aussi dafa am solo aussi. parce que ñun réew moom la ñu xamoon ñuy jël ay référence ci ay mag ñoo xamante ni dañu gëmoon dëkk bi. parce que li ñuy wax connaître son histoire c'est trop bien aussi mais histoire du Sénégal mooy lan du tëgg du fecc de ni ñu bëgg a waxee ni du tëgg du fecc ñun loolu rek du suñu histoire. dafa am ay mag yoo xamante ne dañu daan bañ li ñu doon bañ pour nooteel te loolu muy fi ba léegi aussi léegi dëkk bi nekk foo xamante ni tey ji gis nga Sénégal côté boo laal mu ngi metti ñu nekk ci 2019 di xalaat yàlla may ñu lépp dëkk bu am or am zircon am phosphate am fer am pétrole macha allah mais dëkk boobu ba pare am ñu compétent ñu fi nekk. mais monsieur le ministre yow nga war a mën a jël décision yoo xamante ni gis nga camion bi nga xamante ni don la bu ñu leen jox sapeur yi région bu nekk waroon nañ am 4 camions ci yooyu ñu war a toll foo xamante ni danga naan kat dinañu jël matuwaay yoo xamante ni problème bu amati même pas 30 minutes gars yi dinañ fa nekk imposer leen ko nag. parce que bu dëkk mënuma comprendre par exemple lu toll ni benn caserne boo xamante ni ay sapeur lañu waruñu am problème mu carburant ñu mën leen a woo ci biir Dakar ñuy war a toog 1 heure de temps di ñëw mais loolu doy na waar ak nu lakk bi mën a demee war nañu egsi à temps. police la même chose gendarmerie ñu respecté waat nit ñi ñu xam ni maanaam dëkk bi ñii ñu ko jox vraiment ñu bëgg liggéey dëkk bi lañu parce que bëgg liggéey ak liggéey du benn. parce que mën nga nit ki di nga def loo xamante ni ñun parce que ñun population bi xam nañu duñu ay dof aussi. dafa am loo xamante ni aussi ñi nga xamante ni yàlla dimbali na leen ñu bëgg dëkk bi bëgg développement dëkk bi foofu ñu leen di may possibilité ñuy wax ñu leen di déglu aussi xam ne ay citoyen lañ bokk ci dëkk bi. am na ñoo xamante ni nag ñu ngi ci dëkk bi di nelaw ñu war leen yee tey ji boo xoolee borom charrette yi ni ñuy def ci dëkk bi ñëw teg foo teg sa charrette d'œuvre kii nga def ko dépôt mécanicien bi la même chose yooyu ñu war a changer yooyu. dëkk bu war a dox ñu xam ni kii jeunesse bi dañoo war a liggéey bi ñu war a liggéey nag ça ne veut pas dire que ni par exemple fu la neex ngay taxaw war na mën a am ay police yoo xamante ni ñoom ñooy veiller ci loolu képp ku ñu gis ngay traverser tali bi foo warul jaar passage piéton bi fi ngay jaar ok sinon yoon dal sa kaw passerelle bi fa nga war a jaar fa ngay jaar. feu rouge boo ko kiwee kon léegi dañuy xool danger bi ci nekk ci brûler feu rouge ñu teg la daan boobu amul négocier policier bu ñu fekk ngay taxaw am na ñu la war a contrôler est-ce que yaa ngi yor carnet yow boo ko yorul yoon dal sa kaw policier di surveiller policier gendarme di surveiller gendarme mu lenn yow boo taxawee circulation bi tu te dis que ni am na ñuy may surveiller ñoo xamante ni su ma defee naka su dul noonu dinañ dal sama kaw mu gëm ko. émission bi daw sur la 2S boo xoolee policier bu mel noonu tant que amuñu genre boobu li ñu bëgg ci suñu réew du ñu dem parce que foofu ñu nekk ay patriote bëgg dëkk bi mu jaral ñu ko ñu bañ di politique bu ñu politiquee ba mu jeex ñu léegi ñu taxaw nag intérêt dëkk bi mooy lan. parce que bu fekkee parti politique bi par exemple nee na du ma wuy ci Aly Ngouille Ndiaye parce que nee déedéet Aly Ngouille Ndiaye ñëwal ci mooy ministre de l'intérieur uyu ko boo demee bu la waxee loo xam mënul nekk nga ne ko lii ànduma ci ak lii nga xool jiitalu intérêt réew mi pas intérêt sa parti parce que sa parti du Sénégal loolu moom foofu ñu nekk ay patriote Sénégal jaral ñu ko d'abord mais intérêt bi dafa doy xool sa intérêt ba kañ xool ko loolu foofu ñu dépassé yooyu yow monsieur le ministre nga taxawaat xam ni nga réponse yi ngay joxe ak décision yi nga war a jël. am na loo xamante ne bu la président sax wóoloo ba jox la ko mais yow sa compétence moo war a tax ngay jël say décision mais bu fekkee looy wax da nga koy wax au nom du président ban sens la am yow ministre nga da nga war a jël say responsabilité ministère bi nga jox li la ci yoon may nga koy dox mooy yoon
parce que ñun Afrique rek ngay gis naan monsieur le président m'a dit le président pourquoi le président yow tu es compétent ñu jox la poste bi kon assurer sa poste ça ne veut pas dire que ni looy wax rek le président moo la ko war a sant kon léegi lan mooy sa léegi yow ban compétence nga donc dafa am loo xamante ni yow sa responsabilité la war a doon nga xam ni réew mi fii laa war a dem négocier bi fii am na loo xamante ni yow boo koy xool ci sa biir kër rek nga xool ordre bi nga bëgg sa biir kër loolu nga war a génne teg ko ci mbedd mi Sénégal dem waaw loolu moom suma participation la ak ni ma analyser affaire yi vraiment xalaatoon na xaaroon naa ci leneen yeneen ay yeneen information yu ëpp solo bii daal